bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala ashrafil mursalina sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsan ila yawmi din. asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu. wax nga dëgg, dañu wax ni que ni mbir bala nga koy xam foo nga xam taarixam. kon suñuy wax gàddaayu Seydina Limaamu war nañu xam historique am. historique nag bu ñu commencé ca woote yu jëkk ya, taarix dañu wax ni yonent yi yàlla musa yónni léeg-léeg dinañu jànkonte ak ay xat-xat ak ay difficulté ya nga xam te ni que ni ay la yéwén yàlla daf leen di wax nañu génn fa ñu nekkoon pour dem feneen. loolu la ñuy tuddee ci olofu gàddaay, loolu it la ñuy tuddee exil ci tubaab. kon mooy su yàlla defee ngay woote ba am xat-xat yooyu, yàlla dafa lay wax ni que ni génnal nga dem ci barab boo xam te ni que ni da nga fa mën a mucc ba lim la yónni mu mën a jaar fi mu war a jaar ba àgg fi mu war a àgg. Seydina Limaamu nag ba muy wootee ba muy ñëw nga jege en 1887 di jóge Yoof di ñëw di gàddaay ci Malika, waxoon nañu ni boroom xam-xam yi wax nañ ni que ni ba muy jóg amul woon destination, xamul woon it fu mu jëm, ndax guddi la jóg ànd ak saxaabaam yooyu pour gàddaay. ñenn ñi wax nañu ni que ni topp na tuuti géej gi, ñenn ñi ni yéeg na tuuti cox-coxaan bi jaar fu mel ni que ni Caaroy, jaarit wax nañu ni jaar na fu mel ni Buun, wax nañu aussi jaar na fu mel ni que ni Mbaaw. ba mu egsee Mbaaw nag la daal di wëlbatiku daal di jubal géej. loolu moo ko indi foofu ñu wax tey ji Malika. ba mu fa ñëwee boroom xam-xam wax nañu def na fa ñetti fan yooyu nag moom la ñuy wax ni que ni nun waa Malika depuis 1960 bi nga xam te ni Serigne Ablaye mi nga xam te ni tey ji moom la yàlla def muy xalifatul islaam, moom mu àndoon ak mag ñu baax ñooñu di xeñtu barab boobu ba egsi foofu ca Malika, foofu ñuy wax Ngajjaga nag ba mu fa Limaamu di nekk boobu tudd woon Ngajjage, waaye ba mu fa ñëwee ak fa mu newoon ak barab ba mu newoon ak garab ga fa newoon, loolu la ñu wax ni que ni garab googu moo tudd Ngajjaga. ñenn ñi sax nee nañu la waroon Ngajjaga lu mel ni ay raaj lañu, xam naa xale yi xam nañ ko. raaj fruit la boo xam te ni que ni dañ ko daan wut noonu bi ñu nekkee xale di ci xewlu. kon loolu moo taxoon Seydina Limaamu gàddaay bi ko tubaab yi commencé sonal, ndax booba affluence bi bari na, taaliba nit ñaa ngi koy wuy si di wuy si woote boobu. tubaab yi nag jaaxle di ko fexeel ci la yàlla nga ni ko xum bi isnillah, gënal nga gàddaay nga génn fi nga sa kër nga dem foo xam te ni que ne di nga fa mën a toog ba yàlla musal la ci noonu yooyu. loolu daal moo waral gàddaay googu ñuy def pèlerinage am at mu jot, ay centaines de milliers de personnes di ko xeñtu. événement boobu la ñuy préparer. waaw loolu mbir mu mel noonu, événement bu mel noonu, événement bu am solo la. événement bu ñu dem bay wax ni mu ngi drainer lu ëpp 250 wala 300 000 pèlerins, loolu nekkatul lu tuuti. kon événement boobu su ñëwee ay la yéwén faw nu taxaw ci
toppatoo ko ba ñëpp ñi nga xam te ni dinañ fa mën a ñëw ñu ñëw fa mën fa ñëw sa te bakkan ñëw fa ci jàmm dellu si ci jàmm. loolu nag pour mu mën a yéwén faw nit ñi di teel a daje pour mën a waxtaan xool naka lañ koy toppatoo. moo tax bi ñu ci duggee bi ñu waxtaanee nu xalaat ni dañu daan xaw yéex a jóg bi dafa daan gàllankoor lu bari loo xam te ni que ni liggéey bi xaj na mu waroon a yéwéne du yéwéne noonu ndax damay wax ni que ni événement yu toll noonu faw état dugal ci loxoom su ci état am dugalul loxoom lu bare dana ci soxi te dañu daan seet ni que ni bala ñuy jóg rek mu des quelques jours bu ñu jógee la ñu bëgg ak nguur gi du man sotti léeg-léeg sax nu mere ci nguur gi fekk nun noo ko def suñu bopp ndax nun noo yéex a jóg. moo tax année bii ma ne nañu teel a jóg ñu organiser loolu ñuy wax un CLD un comité local de développement boo xam te ni c'est le sous-préfet de Niayes moo ko présidé woon nu waxtaan xool lépp li nga xam te ni que moom la ñu soxla ci événement bu mel noonu ñu tënk ko jox ko moom it mu def ci liggéey bu am solo ndax ba mu fa jógee mu def na rapport am jox supérieur am mooy le préfet du département de Pikine. le préfet du département de Pikine démb moom it la doon organiser son CDD boobu ba ñu fa demee def nañu évaluation parce que comme joxoon nañ leen un cahier de charge def nañu évaluation. tous les chefs de service du département ñëw nañu kenn ku ci nekk wax nga fa nga war a taxaw nan nga ciy taxawe lenn rek moo doon suñu difficulté mooy lu mel ni la SDE. la SDE voilà 2 ans 3 ans jour pour jour dañu leen di wax ni que ni événement bu toll noonu ci àll bu toll noonu te amul ndox difficulté day bari lool waaye depuis 2 ans ba léegi mënuñu ci jël saafara moo tax démb waxtaan wu am solo lañ ci waxtaan ak ñoom jël nañu ay engagement nee nañu lépp luñ ci man pour mu yéwén dinañ fexe ba ndox mi ñëw foofu ndax mbooloo mu day noonu te amul ndox loolu xel mënu ko nangu loolu daal moo doon sunu difficulté majeure ak it bretelle bi nga xam te ni Ageroute waroon na ko mën a def ci VDN bi parce que gis nañu ni détour bi dafa sori nit ñi oto yi dañuy def plus d'1 kilomètre pour faire un détour pour mën a ñëw ci ngaje gi ñenn ñi sax duñu mën a egsi dañuy wàcc lu mat à plus d'1 kilomètre pour dox pour accéder ci site bi loolu yëpp dara waralu ko parce que amul ay yoon benn yoon moo fa am yoon bi xat na oto yi bari na nit ñi bari na ñu demandé woon à l'État pour que mu defal ñu benn bretelle bu dugg ci site bi ñu defal ñu benn boucle benn route de contournement bi nga xam te ne oto yi bu ñu ñëwee dinañu mën a wàcce pèlerins yi daal di continuer dem fi ñu war gaare ñu gaare foofu bu tasee aussi ñu ñëwaat wariwaat ñëw jël seen ay clients mën a dellu loolu moo doon suñu difficulté majeure yi ca point ci des lu concerné wér-gu-yaram bi jël nañu ay dispositions lu concerné sécurité bi aussi jël nañu ay dispositions mais damay wax ni que ni sécurité bi il faut ñu renforcer ko ndax yoon bi bu xatee oto yi bari il faut que mu bari embouteillage su baree embouteillage te amul jalonnement forcément dina am ay difficultés moo tax ñu ni nguur gi nañu jël ay dispositions pour yokk effectif yi nga xam te ni que ñoo ñëw ci ngaje gi pour ñu mën a jalonner yoon bi yëpp nga xam te ne oto du taxaw ci kaw tali bi ñaari oto it duñu xatal tali bi ndax soo xoolee bu événement bi tasee bari na ñoo xam ne dañ fa def ñaari waxtu ñetti waxtu duñu mën a génn
loolu nag xataayu bërëb bi la ak manque d'effectif bu police ak gendarmerie moo tax yooyu di ci am ay rëq-rëq léeg-léeg mais état bi jël na ay matuwaay nee na loolu lépp dina ci taxaw dina ci def li mu ci war a def donc daal jàppaleen ni nu ngi ci dernière phase am na ay liggéey yu fa commencé lu mel ni Sénélec ils sont en train de faire un éclairage public ndax yoon bi yëpp dafa leen demoon waaye ñu ngi koy éclairer ba tey jii àgg na ba ci site ba ñooñu nag mérité nañu ay félicitations mérité nañu aussi ngërëm kon Sénélec nu ngi koy gërëm di ko sant ndax ñoom ñoo jëkk réagir ñoo fa jëkk ñëwet ñoo jëkk def liggéey bi nga xam te ni liggéey bu mucc ayib la kon daal suñu semaine prochaine incha allah wala dimanche dinañu def un point de presse pour évaluer li nga xam te ni que ne état digg na ko su yewenee dinañ ni yewen na su desee dinañ ni des na su manqué dinañ ni que ni manqué na. information yi bi ñu indi ren damay wax ni que ni Seydina Limaamu bi muy ñëw Ngédiaga ci du ci coobare boppam la fa ñëwee ba mu fay ñëw di gàddaay si souffrance la fa andi xat-xat la fa andi njaxarit la fa andi yoon wu mel noonu nag soo koy wàcc yàlla boole la ak ay góor yàlla yoo xam te ni ñoo ànd ak yow ñooñu gëm naa ne am nañu cër ci seen borom am nañu it cër ci yonentu yàlla boobu ndax yoon wu metti la yoon wu xat la yoon wu lëndëm la nu tànn la ci nga ànd ak yonentu yàlla boobu kon góor yàlla yooyu ñu am solo lañ ci dina ji góor yàlla yooyu nag waxoon nañ ni que ne ñeent lañu Thierno Sarr Thiom Demba Mbaye Ali Mbaye ak Ablaye Samb moo tax ren nu jël comme parrain góor googu nga xam te ni que ni waxoon nañ ni que ni ba bàyyi la yegg see Ngédiaga kan ma mu duggoon moo ci jëkk a dugg moo raam juróomi mètre dugg ci biir xool ndax kan ma mën nañ fa dugg mënuñu fa dugg la fay mbon mu dindi ko bàyyi laay doog a mën a dugg ci kan ma mu góor googu nag muy maam Thierno Sarr Thiom moom la ñu def le parrain de cette année ndax kooku mérité na àddina xam ko mérité na diina ji xam ko moo mérité na yit njaboot gi xam ko moo tax loolu daal def nañ ko ren loo xam te ni que ne góor googu moom mooy parrain événement bu toll noonu muy Ngédiaga pèlerinage Ngédiaga. nga Ngédiaga bi ñu koy xalaat lii rek moo taxoon parce que bi ñu dajee waxtaan dañu ni ñetti fan yi nga xam te ni que ni Baye Laye def na ko ci Ngédiaga diine ji bu ñu sañoon ñetti fan yooyu yëpp ñu koy màggal ba mu jeex nga xam te ni ñetti fan yëpp dafa am ay festivité ba ca dernier jour ba ñu def cérémonie officielle ku nekk doo ko mën a yeewee ko loolu nag soo ko buggee il faut que nga def ko ci ay anam yu mucc ayib te ku nekk xam na ni que ni fi Ngédiaga nekk àll la amul benn infrastructure bu tax ñu ñuy wax foo toog sax da ngay am difficulté nu xalaat ni que ni war nañ fa mën a def benn makkaan boo xamante ni que ni dina mën a accueillir mbooloo mu bari fu ñu war a mën a nekk dinañ fa mën a nekk lu ñu war a mën a def dinañ ko mën a def loolu moo taxoon ñu am xalaat boobu ni dañu fay tabax benn résidence Ahlu Bayt Rasoul nga xam te ni gan ñeek ñëpp bu ñëwee nañ fa mën a nekk defe naa posé woon nañu première pierre bi en 2015 si je me trompe pas démarré woon nañu les fondations en 2016 ba tey jii fondation yi pare nañu ñu ngi commencé yëkkati ossature bi kon am naa yaakaar ni ku fa dem
di nga xam te que ni def nañu jéego yu am solo foofu nag dinaa fa taxaw tuuti damay wax ni que ni ngejj gi du ngejju Malika moomuñu ko ñoom nag la ko yàlla jagleel ndax noo ko dëkke noo koy sàmm noo koy aar noo koy toppatoo waaye du ngejju Malika du ngejju it Seydina Mandione gis nañu ne nag que ni liggéey boobu yëpp dañ ko bàyyi ak waa Malika damay wax ne nag loo xam te ni diine ji moo ko moom diine ji lay jariñ suñu ko yëkkatee war ko liggéey kon Laayeen bu nekk war nga ci dugal sa loxo moo tax may ñaax Laayeen yi yëpp di leen lancer un appel solennel nu xam ni que ni lépp lu ñuy def ca Ngathie ga diine ji moo ko moom diine ji nag lu mu moom taalibe yëpp ñoo ko moom kon kenn ku ci nekk war ngaa mën a jël sa dërëm wala sa ñaar dërëm nga dugal ko ci liggéey boobu moo tax ma bëggoon ren kuy ñëw ku yàlla def nga fekke ko tal ko man ko sooy ñëw lu mu gàtt lu mu bon na nga ñëw ak ñaar fukki dërëm ndax ñaar fukki dërëm yooyu suñ ko dajalee buñ ko jugalee kenn ku nekk da nga ca barkeelu kenn ku nekk da nga ci am yool boo xamante ni kenn doo xam nu mu toll plafond bi nag fu mu yem baax na ku am ñaar fukk andil ku am téeméer andil ku am ñaar téeméer andil ku am junni andil bu ko am milliard it bu la neexee andi ndax tuyaaba moom day gën a yokk rek looy gën a def rek muy gën a yokk loolu daal moo doon solo si nga xam te ni bëggoon naa laay ni yépp kuy ñëw na nga ko andiwaale kuy ñëw na nga xalaat ni que ni sooy ñëw sa loxo war naa dugg ci liggéey boobu la ca des nag ñu koy nisër waxoon naa ko daaw nee naa Ngathie gi mooy réserve foncière bi nga xam te ni que ni moom moo fi des pour cette communauté Layène réserve boobu nag li mu war a mën accueillir ci ay infrastructure war na mën bari te it amatuñu feneen fuñ ko mën a def ci yeneen localités yi kon Malika rek lañ ko mën a def nu xalaatoon ni que ni suñu defaree cette résidence là war nañ fa mën a def une grande salle de conférence de plus de 1000 places boo xam te ni que ni Layène yëpp mën nañ ko di utiliser di ko jariñoo ak ñeneen ñu ko soxla pour jariñoo ko wax naa aussi que ni xam nañu Jamalaay FM difficulté yi muy am bëgg nañ leen offrir un siège au niveau de Ngathie évidemment communauté bu toll ni Layène tey jii jaadu na ñu am seen chaîne de télévision foofu it nu ngi koy prévoir am naa yaakaar ni que ni cette année xaj na du nu mën a démarrer yooyu mais au moins les maquettes pare nañu études yi pare na suñu résidence bi demee ba ca kaw nu lancer yeneen yi incha allah les travaux mais jàppale ni daal les projets ne manquent pas dañu am rek timing boo xam te ni que ni lu fuñ ci toll rek dinañu def la ñu war a def. soo xoolee ci gannaaw lu mat juróomi at defe naa mel woon ni mais depuis 3 ans gis nañu ni que ni Ngathie a fait un bond important en matière d'organisation et en matière aussi de communication duma sax naan budget nangam la ñu am mais mobiliser nañu assez de ressources pour avoir un plan de communication bu mucc ayib loolu nag moo waral affluence bi ngeen di gis nga xam te ni que ni fu waay nekk léegi sax fu waay nekk ci àddina da nga koy planifier pour fekk événement bu mel noonu loolu nag communication daf ci am solo moo tax lépp luñ ci war nu ngi koy def gis bu ngeen xoolee semaine bi yëpp ba keroog Ngathie ga toutes les radios et les télévisions ñu ngi ci di wax di koy yëgle pour que àddina bi yëpp xam ne Ngathie ga mu ngi waaj a ñëw te
bëgg nañu ñëpp ñëw fa ci yar ak teggin ndax laay ni loolu lañ leen xamee yar ak teggin ak col gu weex loolu lañ leen sant. waaw damay wax ni que ni laayeen lenn rek lañ ko xamee leneen lu mu def loolu rek wàcc na yoonam mooy yar lañ ko xamee teggin lañ ko xamee col gu yiwit lañ ko mës a xamee col gu weexit lañ ko mës a xamee kon nag bëgg nañu bu bés ba ak jàmm kuy ñëw na nga andi waale yar boobu andi waale teggin yooyu andi waale it col googu loolu daal la ñu bëgg wax taalibe yépp kuy ñëw daal nga ànd ak yar ak teggin ak col gu yiw fi may tëje nag mooy di gërëm Malika yépp ndax damay wax ni que ni événement bi ba mu commencé di am ampleur bi ay la yéwén ñëpp adhéré nañ ci su ñëwee kenn dootul am jàmm te it li ci gën a neex mooy dañ ko bokk ak suñu ay dëkkandoo muy suñu mbokki murid yi suñu mbokk tijaan yi suñu mbokk xaadar yi suñu mbokk ñaseen yi ñoom ñëpp bu événement bi ñëwee kenn ku ci nekk da ngay defe ni moo ci man moromam spécificité boobu nag yàlla defal na ko waa Malika moo tax duma tay di leen gërëm di leen sant communauté yooyu nekk foofu yépp tey jii mënoo leen a xàmmee ak laayeen ba wala nga xàmmee leen ak keneen ñoom ñëpp ku ci nekk yaa ngi fas sa ndigga ànd ak nun bokk ak nun liggéey bi kon nañu jàpp ni ki ñu koy defal mu ngi koy gis muy Seydina Limaamu nun ñi ànd ak ñoom nu ngi koy gis kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla kenn ku ci nekk loo ci ñax rek yàlla na ko yàlla fay ci àjjana loolu daal nu ngi koy ñaan te boroom xew bi dinañ ko ñaan ba mu defal ko àddina bi defal ko Sénégal defal ko diine ji defal ko it umma bi yépp waaw xadra bi moom dama mus di wax ni man Seydina Mandione damay am mbégte ci daja ak ñoom ndax dama xam fa ñu commencé ba fi ñu egsi tey ji ndax ba ñuy commencé di am ay tour di naan ataaya boobu xalaatuñu woon ni que ne lii dina ci xew ñuy dem di am ay xalaat di teg lenn di teg lenn di teg lenn di teg lenn ba tey jii lii fekk leen fi mu nekk une entreprise moo tax damay wax bés bu nekk ni xadra bi modèle de réussite la un daayira qui devient une entreprise loolu nag man Seydina Mandione dafa may neex ci xale dafa may neex ci xale bu bëgg a góorgóorlu dafa may neex ci xale bu bëgg a liggéey moo tax su ngeen gisee suma diggante ak yéen fu ngeen toll ma koy xool fu ngeen toll lu ma ci man di ko ci jéem parce que loolu laa gëm damay wax ni sikar si baax na lool jàng yi baax na lool waaye liggéey jariñu dafa am solo te yéen a ngi jàng yéen a ngi liggéey te it yàqul leen dara ci li ngeen di def kon moo tax bés bu nekk damay citer un exemple xadra bi ma ne leen voilà un modèle de réussite loolu cas d'école la waroon a nekk aujourd'hui dans ce pays un daïra qui devient une entreprise moo tax ñu leen di ñaanal yàlla mi nga xam te ni que ne mooy jàppale yal na leen jàppale ba ngeen àgg fa ngeen jëm lépp lu ngeen yaakaar ci lu baax yàlla defal leen ko lépp lu ngeen ragal ci bakk yàlla fanqal leen ko
loolu daal laa ne du ma woon dem mukk te waxuma ko nee naa na ñëpp inspiré wu ci xadra bi daayira yi organisé di natt ba at mi jeex nga organisé koy jàng mu jeex nga commencé waat dama ne nañuy xoolaat yooyu ñuy def ndax alal jooju buñ ko jëloon tey wëlbati ko daayira ba mën na ci am njariñ membre yi mën nañ ci am njariñ mën na leen a jàppale mën na leen a jàppale seen njaboot. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.